tey nag ñu daal di dalal ki nga xamante ni mooy Vito bokk ci membre Pastef nekkit ki nga xamante ni dafa daal di bokk ci membre mafia kàcc tey nag moom lañ di dalal comme gis ngeen semaine bi yëpp ñoo bokk nañ ci ñi tey semaine bi ginnaaw collecte de fonds bi nga xamante ni defal nañ ko capitaine Touré mais également kii di Ndeye Khady Ndiaye dañu koy bàyyi mu nuyoo après ñu gën a yaatal waxtaan bi Vito nuyu nañu la. waaw bon maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. di nuyu Sénégal 24. Sunugal 24. ci dalal bu ñu ma dalal. et di leen remercier ci temps bi ngeen ñu jox pour ñu mën a exprimer wu. ak sénégalais yi ak ñi nekk ci àdduna bi yëpp. di nuyu également aussi waa Sindia bi ma jógee. macha allah plus précisément Kignaabour sama village. di leen jaale aussi suñu maman bi fa jógee tey. voilà man moom bala may yaatay waxtaan bi dañuy commencer d'abord ci kàcc pourquoi kàcc ak lan moo tax a jóg mafia kàcc. waaw mafia pourquoi la noo kàcc. non kàcc bon c'est juste que c'est l'idée du président de la République Macky Sall. moom moo doon dénoncer maanaam façon yi xale yi nekkee ci internet bi. c'est-à-dire dañu doon jéem a mettre en mal avec la population. wala aussi di jéem a xëcc yeneen jeunes yoo xamante ne vraiment ils sont conscients de la réalité. et ce qui se passe actuellement dans le pays. mu jéem leen xoolal xëcc ci envers lui pour ñu bañ koo mën a sonal. comme waa mafia bi actuellement nañ koy sonalee. léegi idée bi foofu la jógee exactement. du coup bon ci la demee woon Fatick je pense bien. oui benn tournée bi mu doon def benn tournée économique exactement. ci tournée économique boobu nag bon. la ci doon wax ne bon xaw ma ngeen topp seen ordinateur yi di kàcc et autres. du coup Ousmane Diagne bi ngay dégg le coordinateur de la mafia mu dégg loolu aussi basé wu ci propos président de la République et après mu utiliser lu mu wax rek inversé ko ñu teg mafia. d'accord bala ñuy ñëw ci li ko tax a jóg président yaakaar naa ne ba muy wax ñu toog ci seen ginnaaw ak machine di kàcc dafa doon wax pour dénoncer yi nga xamante ni phénomène bi nga xamante ni gis nañu ko ay jeunes yoo xamante ni dañuy toog ci seen ginnaaw machine di wax ak di def lu leen neex di saaga sax ñi nga xamante ni mooy nit yi moom loolu la doon dénoncé dem na sax bay teg sanction ne képp koo xamante ni rek gisati nañ muy def lu ni mel yoon dina dal sa kaw loolu bu mu ko doon def da doon sanctionné ndax yéen a ngi xalaat sanction yi leen ci mën a fekk. xam nga ku ñuy sanctionné déjà moom mooy ko xamante ne day def lu ñaaw wala loo xamante ne baaxul. ñu waxee sanction nag. déjà mooy koo xamante ne day def loo xamante ne baaxul. d'accord mais ñun yàlla dafa def nekkuñu ci lu bon. tey jii président dafa am ñu xamante ne dañoo toog ci seen ginnaaw ordinateur di kàcc. léegi waa mafia kàcc jóg ñu ne par exemple tey jii président kàcc bu mu wax noonu. ne am na ñu koy def peut-être ñooñu ñoom la engagé. mais am na jeunes yoo xamante ne vraiment ils sont conscients. pare nañ tey kàcc boobu utiliser ko à d'autres fins. d'autres fins boobu mooy lan c'est-à-dire ñu mën a leeralal askan bi. leeralal yi nit koo xamante ne mu ngi fongale mi vraiment amul accès ci télévision mais peut-être su seetaanee Sénégal 7 su yoree téléphone am toog seetaan ci Sénégal 7 Sunugal 24 exactement excusez-moi Sunugal 24 dina mën a toog au moins dugg YouTube mais par exemple tey jii amaana am na benn injustice boo xamante ne man mënuma koo seetaan ci télé wala awma accès ci télé mais injustice boobu tey jii su ma taalee sama téléphone wala su ma yoree sama portable bu ndaw dinaa mën a bind ay message dénoncer lu ma naqari même su nekkee à moins que ci benn vidéo laa koy def c'est-à-dire objectif bi mooy génnee loo xamante ne kenn du ko génnee maanaam médias yi duñ ko génnee mais aussi jox kàddu ñoo xamante ne tey jii amaana bëgg nañ wax amuñu moyen bi mais aussi seen position géographique permettre leen ko. da ngeen a jóg pour informer ñi nga xamante ni peut-être amuñu accès ñu gën a mën a def xeetu ñaawteef ci réseaux sociaux yi est-ce que nekkul loolu moo war a président de la République di wax lu ne mel. waaw peut-être président de la République ñooñu lay waxal. mais je persiste ma ne ñun doxewuñu noonu nag. d'accord lu may waxal ñoom la engagé tey suñu responsabilité ak mafia bi lan la ñu engagé mooy. informer sénégalais yoo xamante ne tey jii amuñu information bu baax. yee nit ñoo xamante ne tey jii amaana ñu ngi nelaw wala xamuñu réalité bi exactement lu xew ci dëkk bi ñun loolu moom mooy suñu objectif. du ñu saaga kenn du ñu xas kenn du ñu aussi wax loo xamante ne suñu woon nekku ci mais aussi loo xamante ne aussi maanaam day taal réew daal. d'accord lan moo ko tax a jóg mafia kàcc. objectif bi bon. déjà loolu premier point phare la mooy lan informer les personnes c'est-à-dire la population boo xamante ne vraiment amuñu la bonne information loolu moom mooy seen premier objectif loolu moom moo ko taxoon jóg la preuve en est là suñu meilleure façon de dénonciation mooy VAR bi ngeen jël yéen ñëpp les maisons de presse VAR bi ngeen jël noonu déjà ñu ngi naan ay saaga wala ki ay xas nit te pourtant tey jii soo xoolee bu baax
saaga ba tey peut-être amaana benn couche bu ndaw boo xamante ne même am na ñoo xamante ne dañ koy def sax ci ay compte fictif wala compte yoo xamante ne baaxul. ñuy mbubboo turu mafia bi. mais yow mii tey soxna si yow imaginons tey nga wax benn affaire tey léegi suba nga wax contraire bi après tey man par exemple membre de la mafia ma jël sa waxi démb ak sa waxi tey ma def ko montage vidéo. d'accord wan ko nit ñi xam nga loolu beneen façon de communication dina la permettre au moins nga wan askan bi ngay waxal ne vraiment par exemple nit ñi ngeen di dénk seen réew wala nit ñi ngeen di dénk seen i alal voilà ñoom nii la ñuy mel à toi de juger nag yow mii di seetaan. mafia bi daal mën nañ ko jàppee ñoo xamante dañoo jóg pour tiiñal nguur gi fi nekk. non pas tiiñal nguur gi fi nekk peut-être tey jii amoon na beneen nguur bu fi ñëw. su ñëwee doxalul yoon mafia bi dañuy dal ci kawam man de je n'exclus pas wax dëgg fa yàlla Ousmane Sonko. man membre Pastef la. mais je n'exclus pas Ousmane Sonko si toutefois mu nekk président de la République du Sénégal mu nar a doxal comme Macky Sall nu muy doxalee nii wax dëgg fa yàlla je n'exclus pas man ma bokk ci mafia boo xamante ne dinañ ko def comme ni ñuy def. Macky Sall d'accord mafia kàcc mafia la boo xam ne dafa libre. bokkul ci benn parti. bokkul ci benn parti. d'ailleurs bon y a beaucoup de partis yoo xamante ne ñu ngi ci ay waa PDS. ay waa Fra ay mouvement yu bëri ñoom ñu ngi ci biir. mais côté information bi moom mën naa la wax ne benn pàcc la rek. d'accord parce que tey jii amaana yow yaa ngi naan tout au début que waa mafia bi déjà ñoom ñoo téye buzz bi semaine bi su même pas du coup peut-être xëy na yooyu suñ demee ba ci biir dinañ gën a xuus ci yeneen vocation mafia bi mais premier rôle mafia bi moom ce qui est sûr et très certain mooy c'est-à-dire informer yee nit ñi xam loo leen aussi lépp loo xamante ne nëbb na loolu moom mooy première vocation bi te moom moo taxoon moom mu judd quoi. d'accord ci buzz boobu sax laay ñëw gis nañ semaine bi nga xamante ni mafia kàcc dégg nañ ko ci réew mi lu bare ngeen def benn collecte de fonds boo xamante ni amal ngeen ko ci ex capitaine Touré bile ginnaaw ba ñu ko daal di dàkkee ca IAM bi mu nekkoon doon fa servir ay cours te kii di Guirassy moomoon ko nga gis li Guirassy wax ne pression boo xamante ni dafa jóge ci autorité sénégalaise bi moo tax mu daal di arrêté liggéey bi mu sekkoon a capitaine Touré moom ex capitaine bi tamit du ci duut baaxam tuuma ñi nga xamante ni ñooy nguur bu Sénégal yéen ngeen jóg ne da ngeen koy dimbali def collecte de fonds jamono juñ toll nii ñu ngi xamal ni sax ëpp na 30 millions ak 4-4 loolee naka la ñëwee ci seen bopp ba ngeen ne kii kat ngeen ko dimbali te nii lañ koy dimbalee. xam nga sànq maa ngi lay naan mafia bi dafa bëri ay vocation te vocation bi xëy na vocation yu bëri yëpp xëy na askan bi la ñuy rendre service. peut-être nag nit ki bon dina xalaat ne waa mafia bi kat nguur la ñuy xeexal. nguur sax dañoo war a mën a xeex ak moom. parce que tey ji amaana ñun ñoo leen dénk kon koo dénk war nga mën a xeex ak moom. tey ji capitaine boobu dafa subir injustice te nit soo toogee ak sa propre conscience. nga xalaat nga réfléchir di nga nekkat kii nii injustice de subir. du mu jotee nguur nag ba ñu rajee ko man du ma ko toppatoo du ma ko lijjanti l'essentiel aane daal gis naa xool naa te sama xel dox na ma ne waa capitaine Touré mii tooñ nañ ko peut-être. naka lañ ko tooñee parce que tey jii amaana wutal nañ ko benn liggéey léegi si joué nañ seen jeu wala ki def nañ seen i jëf ba ñoom ñu rajee ko. si par exemple liggéey buñ ko wutal. parce que amul sens par exemple tey nit ki amaana il a fauté dans l'armée. je suis pas militaire xaw ma seen loi bi. amaana dafa def loo xamante ne c'est pas défable. mais lui bon selon ses dires et man ci li ma gëm intégrité moom moo tax ñu sanctionné ko. ñu génnee ko ci armée bi mais ngalla yàlla su ko dimbalee wala tamit yàlla su ko mayee xereñce ba moom mu am xelu par exemple continuer te il est brave le gars. dafa buñ ko daaxee dafa demaat université wàcc ci waat boppam. xam nga loolu métti na trop salarié kii laal xaalis bu bëri. après nga retourné waat ne da ngaa war a toogaat jàngi mu demaat jàngi ba soutenir mémoire am xanaa kay su nekkee juriste amaana war na mën a joxe ay cours de droit. surtout ci institution boo xamante ne privé la. mais malheureusement xañ nañ ko. maintenant nag ñun sénégalais comme yow sénégalais nga comme ñii fi nekk ñëpp ay sénégalais lañ. xam ngeen bu baax ne ñun ñëpp ay sot. tey jii sénégalais buggul kenn kuy néewal nit. sénégalais aussi buggul maanaam ñuy yàqal nit vie am ci ay caaxaan surtout ci loo xamante ne par exemple ci nguur la jógee. parce que amaana tey jii nit ñi mere bu ñu ngi mere nguur bi tax na ba tey jii lépp loo xamante ne laal nga ko ci nit koo xamante ne bokkul ak nguur gi sax dina leen metti ba ñoom suñu noreen def fukk rek dañ ci def 10. cagnotte bi nag bon c'est venu naturellement comme li ma la waxee rek mafia bi moom lépp lu ci am ba jeunesse bi nu mu juddoo yëpp c'est naturel
toog ne lii c'est défable demande sociale la surtout ça. demande sociale c'est-à-dire nit ñi demandé nañ ñu ne def leen lii nit ñi demandé nañu ñu ne kat comme que demande sociale la lii yenn na maanaa du ñu tooñ kenn du ñu yàqal kenn mais aussi du ñu discréditer suñu bopp. kon ñun nañ ko def. d'accord ci demande boobu lay nekk nga ne demande sociale la mais Sénégal bu dee 100% 99% yi ñoom d'accord nañ ci acte boobu la mais am yaa benn 1% boo xamante ni ñoom d'accorduñ ci lu nu mel ndax ñoom jàpp nañu benn acte la boo xamante ni mafia kàcc def ko def maanaam stratégie politique la boo xamante ni da ngeen ko def ngir défier nguur gi fi nekk ñoom am na ñi xam ne ni sax mënoon ngeen ko yàgg a def par exemple ci coowul Ousmane Sonko Adji Sarr am na ci ay mère de famille yu bari yoo xamante ni ci lañ ñàkkee seen ay doom ay père de famille yu bari yoo xamante ni aussi ci lañ ñàkkee seen i doom lu tax ñooñu seen xel demul woon ci ñoom seen xel dem ci ex capitaine Touré mi ñoom ñu jàpp que ni stratégie politique la boo xamante ni rek da ngeen koo jël ngir rek déstabiliser li nga xamante ni mooy nguur gi fi nekk. xam nga tey jii ñun ay nit lañ. motuñu ñun ñëpp ay réfléchir. ñun ñëpp ay jëf. peut-être yàlla day def aussi si suñuy jëf yooyu mën nañ cee juum. tey jii mafia bi ñun def la ñu am te suñu def bi mooy ci lu baax la ñu jublu. tey jii amaana nit ñuy gisee dañoo jàpp ne ñun dañoo juum. mais ñun jàppuñu ne ñun dañoo juum. dañoo jàpp ne dañoo def loo xamante ne c'est défable parce que demande sociale la. D'accord. par exemple tey jii soo waxee 99% après nga ne 1%. xam nga déjà kon donc majorité bi moom moo. ci sama gis-gis xam nga nag bokkul waaw sa gis-gis ci li ma comprendre tey jii tamit amaana ku toog ne par exemple am na ñu gën a mérité capitaine Touré lu muy def nii. tamit ci majorité ci ñooñu la bokk. mais kooku aussi pour bokkul ci 99% yoo xamante ne ñoom ñoo leen gën a bëri fuuf. te pourtant gis nañ te approuvé nañ lii. tey jii par exemple ñu war a defal peut-être parfois dañuy cibler ay nit. mais li ci gën a bëri laa la wax de ay nit wala demande sociale bi ñoom ñooy ne carrément gisoo leen ngeen jàppale diw mii. pourtant ñun tabaski bi passé tey on a fait le tour du pays. mafia kàcc. effectivement. def nañ quête ba ñu am je pense 3 millions. 3 millions yi ñu am noonu xam nga lañ ko def. on a fait des enveloppes de 25 000 francs. ñu def ko ci sutura. D'accord. dem seet ay famille yoo xamante ne vraiment. wóor na la ne ñii nii soxla nañ ko. wóor na la ne ñii famille yi tey jii par exemple amaana enveloppe de 25 000 francs bi nga leen di jox nii. dina tax ñoom ñu tabaski. D'accord. man mën naa ci témoigner parce que am na ku ma gis jour boobu dama koo fekk mu toog mu teg benn saagam bu ndaw. benn saag de kii. est-ce que affaire bi mat na 2 à 3 kilos. je ne sais même pas parce que saak bu ndaw la. mu ne ma lii laay demee tabaski sama doom yaa ngi may woo ba tey. bu ñu ko joxee 25 000 mais il a pleuré le vieux. ndeysaan. gis nga juste pour vous montrer que tey jii ku yëkkati ay par exemple ay plus de 250 enveloppes dugal ko ci dëkk tey xëy gis benn injustice bugg koo xeex kon nit ñi dañoo bëgg a wax rek di wax. mais jëf yu baax yi ñu ngi fi te aussi ñun dofuñu ci ne jàppuñu. tey jii suñuy cible dañuy wàcc à la base. ñu nekk fii di riir wala di tëb mais dañuy wàcc à la base xool ñoo xamante ne sont nécessiteux ñoo xamante ne war nañ leen jàppale. ñu jàppale leen peut-être nag kaaw capitaine Touré bi dafa gën a fës wala dafa gën a siw wala dafa gën a am buzz daal. mais nekkul sax capitaine Touré parce que kii di Ndeye Khady Ndiaye moom it dafa ngeen ko li nga xamante ni mooy collecte de fonds mi ngi tolloon ci 3 millions bi ma koy doogay am information sax jamono ji ndax ñoom seen ay collecte de fonds jot nañ ci parce que nag Sénégal fii parfois ñu gis ñoo xamante dañ leen di dajaleel mais soo demee ba ci biir dañ naan li ñu waxoon gisuma ko affaire ndax jamono ji ñu toll nii jot nañ ci seen xaalis ñoom. déjà pour kaw Ndeye Khady nee nga moo defal nañ ko Ndeye Khady xanaa xamoo leen ne c'est la deuxième fois ñun ñu koy defal collecte de fonds d'accord. parce que collecte bu ñu ko njëkkoon defar. Ndeye Khady am na benn boutique bu mu tijji. bu mu kiiwee mooy bu ñu ko génnee fële moom. Sud Beauté toxu après Sud Beauté exactement. am na benn boutique bu mu tijji. mais ñun ñoo def collecte 3 millions mafia kaaj bi ngay dégg nii. d'accord mais malheureusement moment boobu Ndeye Khady ay mbokkam ñoom ñoo ko tere ne carrément warul wax ci public moo tax génnewul moom mu remercier waa mafia bi. d'accord maintenant nag pour somme ñu collecté souvent d'habitude ndeysaan sax dañuy tooñ nit ñi. di bàkkaaru naan xaw ma ay je sais même pas gars yi est-ce que xaaj bi réellement dañ koy jox nit ñi. mais attendez nit naka la ñu mën a woowee Sénégal yëpp par exemple tey ñu ne leen dañuy defar diw collecte. collecte boo xamante ne tey jii amaana amul sutura. jox amul sutura. par exemple yow mii soo bëggee joxe fukki dërëm da ngay tijji plateforme bi nga joxe sa fukki dërëm. ñëpp a gis xam ne yow yaa joxe fukki dërëm bi. tey jii ñii di diriger mafia bi nii wala coordonnateur bi et autres. ñooñu duñu sax gis xaalis. ok raison yi xam nga lan la
ak waa Kopar la Kopar Express ñoom ñooy gérer xaalis boobu mafia bi maanaam membre mafia bi xaalis bu ñuy laal mooy par exemple suñ demee ba lien bi bloqué lien bi su bloqué. léegi dañuy joxe ay ñaari numéro yoo xamante ne suñu nit de confiance lañ bu ñuy am 100 francs ak fukki dërëm. ñooñu ñoo doon dénk te téye xaalis bi di ko teg ci yoon di ñu defal ay rapport yoo xamante ne dañ koy publier devant tout le monde. d'accord ñëpp gis ne xaalis bi fii lañ ko defee. aussi y a des numéros personnes ñuy defar collecté ak dons yi suñ leen defaree joxee xaalis bi ba pare nit ñi am nañ possibilité aussi woo leen laaj leen. nekkat ndax jot ngeen lii parce que suñ koy def dañuy def de telle sorte que nit ñi par exemple ñëpp dinañ gis ne kat capitaine Touré defal nañ ko ket mu ngi toll ci ñaata actuellement 38 millions. plus ay 5 millions et autres dina laale ay 40 et quelques millions. léegi somme bi. et somme bi yéen a ngi ci collectif bi ba tey wala. waaw collectif bi arrêté guñ ko. d'accord arrêté guñ ko mais sur lu ñu koy arrêté dinañ wax waa Sénégal communiqué la ñuy def. d'accord mais Sénégal yëpp collecte capitaine Touré de. mais war ngeen ko arrêté nag parce que koo leen di collecté ba mu am liggéey jamono ji nag. jot na ngeen daal di arrêté nag. waaw bon d'une part mais xëy na dafa am beneen objectif bu ñu visé. d'accord ci biir parce que tamit bañ koy def on se disait à 20 millions lañ ko bëggal. Sénégalais yi am yéene baax aussi bëgg koo jàppale. di joxe bu ñu bëgg koo taj nit ñi continuer di joxe xam nga tey jii wërsëgam la. amaana tey suñ ko tëjoon am na ñoo xamante dañ ko bëgg a jox te duñ ko jox. mais li wër te wóor mooy même su nekkoon 100 millions suñu paree ba def clôture bi dinañ def benn communiqué. dugal ko comme ni ñuy kàccee ba ñëpp dinañ naan ñu ngi déranger ci kàcc. ñu dugal ko ci réseaux sociaux yi partager ko ñun ñëpp ba ñëpp xam ne kat xaalis bi fii lañ ko yóbbu léegi il y a aussi des images yoo xamante ne ñooy certifié ne kat. xaalis bi jox nañ ko diw. d'accord maintenant nag diw boobu. lu muy defee xaalis bi wax dëgg fa yàlla ñoo suñu yoon neew ci. d'accord duñ ko sax toppatoo. bu Ndeye Khady Ndiaye aussi mi ngi daw ba léegi. bu Ndeye Khady Ndiaye mu ngi daw ba léegi mu ngi presque à 10. macha allah mu nekkoon objectif bi 10 millions. ay 300 et quelques mille moo ci des. d'accord ñu ñëw ci capitaine Touré moom la ñuy daal di dessiné ba tey. parce que gis nañ ne jamono ju ñu toll yi moom ak Guy Marius Sagna kii di maire bu ville de Dakar di Barthélémy Dias daal di leen recruter ca mairie bu ville de Dakar ba jamono ju ñu toll nii nag ña nga fa naka nga jàngatee mbir moom nga xamante ni Barthélémy Dias def na ko. bon comme gars yi nuñ koy waxee dañuy naan alléluia rek da ko baat alléluia rek. quoi parce que tey jii man en tant que jeune. damaa fier ci jeune leader yi may gis. naka laa fier ci jeune leader yooyu tey jii gis nañ ne lii injustice la gis nañ ne lii xamante ne par exemple jaaru yoon doxul. ñu ngi xool nan lañ koy xeexee nan lañ koy remédier même su nekkee day metti sax. ñoom ils sont prêts à assumer subir. ba vraiment ñu jéem a jàppale couche vulnérable boo xamante ne vraiment amuñu wala mënuñu kaasal seen bopp wala tamit mënuñu porter seen propre combat. tey Barthélémy Sénégalais yëpp dañoo war a jóg taxaw applaudir ko ne ko chapeau à vous. parce que tey jii ñëpp xam nañ parcours lu Barthélémy Dias. te ñëpp xam nañ ne tamit ci dëgg lay dox ci dëggu la. plus ku dëggu la. d'accord tey jii lépp loo xamante ne defal na ko nit rek da koo def c'est parce que da koo war a def capitaine Touré aujourd'hui amutoon pour ñu daaxawu ci école kii comment dirais-je IAM. tey jii ridicule weesuwul dàq nañ ko doom jàmbur nit koo xamante ne am na ay njaboot am na ay parents yu mu war a kii. góorgóorlu ba am liggéey ngeen daax ko. après ngeen jógaat encore ngeen daaxaat ko même suñu ko lijjantilee xaalis ngeen jógaat comme le vieux kii la Moustapha Diakhaté ndeysaan Moustapha Diakhaté xaw ma Diakhaté sax. Diakhaté bi man moo ma ci daaxal quoi voilà comme pas boobu. imagine tey jii moom dafa wax que ni kii di capitaine Touré kenn waru koo def parce que dafa trahir li nga xamante ni mooy population donc. amatul benn droit di nekk ci benn loo xamante ni maanaam ci école yi wala truc comme ça di jàngale wala dara parce que dafa trahir li nga xamante ni mooy. Paa capitaine Touré moom moo gën a jub Paa moo fi saagoon yonent bi de da ngeen fàtte. astafurlah. non amul astafurlah xam nga tey jii. ci weeru koor lañ nekk. mais lu ñaaw moom jarul xalaataat. lu tax xam nga tey jii. dañoo ne ñun dañoo war a développer Sénégal. te yéen ñi di gérer presse yi am ngeen ci wàll bu baax de. pourquoi nga wax loolu. parce que amaana gis naa yenn presse yi. man nag du ma tooñ te du ma wax lu xamante ne wóoruma quoi. mais man gis naa yenn presse yoo xamante ne ñu ngi dawal wala ñu ngi teg ay yenn affaires yoo xamante ne wax dëgg fa yàlla teguwul. comme lan. comme par exemple tey jii troisième point bi après dinañ ci wax. su boobaa on aura largement de temps te dinaa gën a expliquer. d'accord mais juste pour vous expliquer que tey jii. ci côté Bat. vraiment lu mu def dañ ko war a saluer. te gis nga ñii di wax naan ay capitaine war nañ koo jël waruñ koo jël c'est parce que il n'est pas avec eux gis nga pas yooyu ñoo war a noppalu
te gëm yàlla surtout. mais quand même est-ce que jàppoo que ni jamono juñ toll nii Macky Sall ba mu toogee ci li nga xamante ni mooy ci réew mi ci bopp réew mi daf ñu gis mu daal di jël par exemple famille jël ñi nga xamante ni ay goroom ay magam def leen ci boole leen ci gouvernement bi tey gisoo ni Barthélémy Dias mi ngi commencé di doxal lu ni mel affaire mbokk affaire xarit. non. parce que ñu bari ñu ngi commencé di dénoncer loolu ne ñoom ñoo fi doon wax que ni nguur bi affaire xarit la affaire bokk la tey bu ñu demee moom aussi muy commencé di dawal lool ca mairie ville bu Dakar est-ce que tamit du xaw a méngoo ak li nga xamante ni moom le président de la. xam nga sénégalais moo bari contradiction. Barthélémy lu mu sant. kañ ngeen ko doon xasee Dias tout récemment. Dias ak Touré lan lañ bokk. non bokk mekk quand même ay. non dafa xam naa fi ngay waxee man j'ai fait exprès ma ne la Dias ak Touré lañ bokk. bokkuñu dara. bu Macky Sall ak Aliou Sall ñoo bokk ndey ak baay. léegi Dias ak Touré bokkuñu dara. Dias ak gii lan lañ bokk. dara mais quand même ay xarit lañ ay partisans lañ. est-ce que yow sañ nga waat ne yow Barthélémy Dias ak Guy Marius Sagna ay xarit lañ sa diggante ak yàlla. mais ñoom foo tourné da nga leen di gis. non tamit mais xarit mënul weesu conférence de presse nga gis Barthélémy Dias. te mosuñu réeroo mosuma dégg réeroo nañ ci dara déjà combat Barthélémy Dias ak combat Guy Marius Sagna. soo xoolee am na niyaat nuñ koy mënee. yaa ngi dégg. Guy suy mënee ay combat am peut-être ci 10 combats Guy Marius Sagna 3 nga ciy gis Barth ci côté bi. d'accord tu vois. Barth homme politique boo xamante ne par exemple tey jii moom mu ngi ci à 100% politique te kii moom mu ngi ci activisme bi. juste gii suñ ko jëlee tey jii lan lañ ko namee. il va travailler ci ban côté social. social effectivement. du loolu la def formation. tey jii amaana dirigeant Pastef yooyu wala dirigeant Yewwi Askan yooyu nañ ñëw par exemple tey jël ay nit ñoo xamante ne amuñu benn compétence capitaine Touré conseiller technique. sécurité. en fait loolu amul lu fi nit mën a. wax quoi en quelque sorte parce que tey jii amaana mën nga bokk nit ndey ak baay laa la wax de nit ki nga bokkal ndey ak baay mu nga xam ne il est compétent dans ça nga jël ko moom mu liggéey waaye léegi yow Aliou Sall il est compétent en quoi nag lan lañ ko fi dénk Adama Faye Mansour Faye boo xamante ne ancien xaw ma ay jaay géej la doon def xaw ma la léegi ñooñu ils sont experts en quoi te pourtant dénk nañ leen ay kii ñun nag ñooñu ñooy tax ñu ñuy wax mais pas par exemple ni nit kii tey jii ñëpp xam nañ ne kat waa ji par exemple réew mi ko ñor comme genre Guy Marius Sagna ça sert à quoi ngay dem ñu lay jàpp ñu lay tëj après ngay demaat ñu lay tëj te après bon doo bàyyi parce que loolu dafa ñor lu muy xeex dafa nekk ci moom. te yéen tamit Sénégalais yi xam nañ ne kii nii lu muy xeex dafa nekk ci moom mais ñoom il faut que ñoom ñu indi benn jikko faiblesse wala jéem a jikko naan non warul defee nii wala warul doxee nii wala warul waxee nii ñun suñu bëggee defar dëkk bi. nañ jël suñu temps waxante dëgg bu mu métti nag. mais ñenn aussi jàpp nañu que ne ab xeetu defante rek boo xamante ni diggante nguur gi ak ñi nga xamante ni mooy opposants yi parce que nag mën nañoo koo jàppee bu nguur gi lalee ngeen laali. man de. waaw mën nañu ko jàppee noonu parce que bu ñu. non man je suis d'accord ay stratégie la boo xamante ne nekk defante politique boo xamante pour déstabiliser nguur gi fi nekk rek la parce que pour man Barth mu jël capitaine Touré def ko li nga xamante ni mooy conseiller jël Guy def ko li nga xamante ni mooy conseiller. lan moo waral mu nag ba après affaire yi muy doogee def lu ni mel. non c'est parce que moom il est dans la disposition pourtant tamit Sénégal dañuy wax rek mais Barth avant muy gagner élection ci la ne carrément man ci la def benn tiki publication ne Guy su ma kii buñ ko transféré xaw ma kii du ko xaw ma fan. ci àll bi ci la ne carrément su ma toogee mairie Dakar dinaa la jël nga liggéey ci man ci sama cabinet. kenn waxu ci. tey jii capitaine Touré boobu bu ñu jël noonu laaloo su nekkoon ne amaana capitaine Touré dañ koy jël par exemple ne capitaine Touré kat yow de nekkoo ci côté sécurité. waaye côté administration bi yëpp yow yaa koy gérer. même sax su nekkee juriste la mën na koo gérer mais peut-être dina xaw a ñaaw sax mais yow nit ki sécurité la def ancien capitaine ñu ne ko demal nga gérer sécurité après ñu bëgg ne defante la man de pare naa wax dëgg fa yàlla man bokk naa ci ñi pare. ñoo xamante ne tey jii Macky Sall wala ak gouvernement suñ la dóoree benn. maanaam suñ la mbéjee mbéj suñ la wokkee. da nga leen di xuri te xuri bi da nga ko war a. mais est-ce que jamono ji loolu la Sénégal soxla. waaw Sénégal loolu la soxla pour mu jus Sénégal loolu la soxla. tey jii amaana nit ñi ñooy wax tey amaana waa Pastef ak waa mafia kàcc ñoo fi nekk di wax tey. mais ñan ñoo doon wax ñan ñoo fi doon saaga nit ñi ñan ñoo fi nekkoon di def lu leen neex bu leen fàttali Macky Sall 2012 la toog lu ne xaw na fi 400000 lu ne kan moo ci wax. pourtant ñoom ñoo doon wax seen biir. def lu ne weng après occupé plateau yi occupé partout di wax lu leen neex ana waa passé fu ñu nekkoon dañu doon traité intellectuel ak militant de réseaux sociaux
tey jii aussi yàlla def na aussi ñun ñu dem ba am benn force bi. force moom mooy lan askan bi xam ngeen bu baax a baax ne tey jii il se retrouve dans le projet des Guy Marius des Barthélémy Diaz des Ousmane Sonko et autres. tey jii nag loolu moom mooy suñu force te force boobu pour état bi par exemple tey jii pour ñun ñu am lu ñu bëgg amatuñu droit reculer wala amatuñu droit hésiter maanaam ñoom lu ñuy def nañ leen def loolu l'essentiel année bu ñu tooñ mais lu ñu def degré bi moom faute bu ñu def suñ leen mënee sax def lu ko gën a saf pour fayu bi rek nañ ko def quoi. mais man actuellement amatuma xalaatutuma ne négocier wala naxante ak Macky Sall rek moom mooy tax ñun ñu am luñ bëgg. d'accord ci dañuy daal di tëj point boobu di leen fàttali Vito mafia kàcci la bokk mais également membre la ci Pastef waaye dañuy daal di dem ci ki nga xamante ni mooy Cheikh Omar Diagne jamono juñ toll nii. caabi daal na koy féete ginnaaw ci mbir moo xamante ni kii di Djibril War moo ko daal di porté woon plainte jamono juñ toll nii nag ni def ñenn ci ñi nga xamante ni ñooy waa FRAPP ak waa ànd sàmm jikko yi doon nañu amal benn ndaje ngir ñu daal di koy bàyyi tey naka nga jàng tey situation professeur Cheikh Omar Diagne boobule. d'abord professeur dama koy ñaanal. yàlla teggul ko nattu bi parce que bon di ko arrivé xam naa ne. métti na trop. métti na trop parce que tey ji amaana nit woo la sa moroomu nit woo la nit comme yow woo la téléphone. menacé la publiquement wax la lu ko neex après moom mu retourné porte la plainte ndax lan ay diffamation boo xamante ne man de bi ma juddoo ba tey mosuma dégg ñu ne tëj nañ nit ci diffamation peut-être sang condamné nañ ko par sursis laay dégg mais man mosuma dégg def ma droit nag mais mosuma dégg ñu ne tëj nañ nit par exemple tey jii ci ay diffamation lii ku ko def nag problème bi foofu la nekkee kan moo ko def Djibril War un membre de la PCA. nit koo xamante ne PCA lay défendre PCA mu nekk kuréel boo xamante ne tey jii ay comment dirais-je ay borom ñaari tur la tënk ak ay franc-maçon léegi tey jii ñu nekk ci benn réew boo xamante ne ay musulman lañ wala ay catholique lañ. ñaari religion phare yoo xamante ne nekk nañ fii ci Sénégal ñaari religion yooyu yëpp contre nañ déjà ñooñu. mooy borom ñaari tur yeeg franc-maçon yi may wax. benn religion nangul loolu. mais je me dis pourquoi kenn koo xamante ne bokk na ci association ñooñu moom mooy ñëw tey tooñ nit koo xamante ne suñu mbokk jullit la tooñ ko ci kanam ñëpp ba pare menacé ko après moom mu dellu tëj ko. tey jii société bi nit ñi war nañ xoolaat seen bopp quoi. amaana nag wax yu bëri dina ci jóg ku nekkaa ngi wax mais man je me réclame musulman avant de me réclamer. ci tarixa bi laa bokk wala ci tarixa xëy laa bokk. Cheikh Omar Diagne lépp lu mu leen di wax nii ci dëgg la koy teg ak ci xam-xam depuis problème bi nag waxuma ci wax ju bëri. mais professeur lépp loo xamante ne da koy wax ci dëgg la koy teg ak ci xam-xam la koy teg man nag bon j'ai eu la chance ma côtoyé ko mais benn yoon la sama benn xarit moo ma ko présenté woon on a discuté ay 15 minutes. waxtaan mais vraiment j'ai vu quelqu'un boo xamante ne nit ku dëggu la déjà premièrement parce que ni mu doon waxee ak man ci laa ko xool man nit ku dëggu la nit ku gëm yàlla la mais aussi nit ku maandu la parce que nit ku maandu mooy kan nit koo xamante ne sooy wax li ngay wax day am fi nga koy teg tey jii amaana liñ ko yóbboo prison wala liñ ko tëjee pourtant de borom ba tey tontuwul ci question bu mu laaj ko ba tey wala ki c'est peut-être un certain mbaam waar mais le vieux là moom moo raw mbaam sax pour dire vrai le vieux moom moo raw mbaam de parce que tey jii da ngeen di xool tey nit ñi ngànk suñu nguur wala nit ñi gérer suñu assemblée su demee ba un excuse-moi du terme un voyou comme Djibril War voyou laa ko mën a tuddee quoi ngeen excusez-moi parce que amaana mag bu doy noonu dem ba am yenn âge yi di dugg ci ay association di bokk ci ay association góor jigéen les faits sont là. mais lan moo leen firndeel kenn dafa daal di bokk ci association boobu la. xam nga yow journaliste nga. mën nga lire mën nga bind. tey jii xamee nga document bu baax ak document bu bon Djibril War ci boppam luñ ko tuumal noonu wala luñ ko wax ne yow fii nga bokk mosu koo wetti mosul taxaw fenn na weddi ko tey jii y a des documents yoo xamante ne firndeel na ko nit ñi ñu ngi koy gis nii di ko lire kon donc tey jii am nañ fu ñu wékku am nañ fu ñu ko teg mais man benn instant stratégie bu mu teg ak benn ba mu emballé une partie ci Sénégal yi moo ma xaw a metti
parce que tey jii je peux dire que Djibril War il a réussi un coup. c'est-à-dire. naka la réussir coup parce que tey jii soo xoolee lu mu def pourtant waa ànd sàmm jikko yi bëri nañ. léegi dafa ciblé kenn koo xamante ne tey jii amaana am na benn doole bi amaana kooku sonal na Macky Sall amaana aussi kooku am na yenn problème yi selon les Sénégalais ak yenn confréries yi léegi moom mu laal foofu tey jii il va mettre en mal wala ci tamit ci position bu garaaw lay mettre waa ànd sàmm jikko yi mais je me dis que tey jii combat bi warul nekk combat ànd sàmm jikko yi mais combat peuple bi la parce que tey amaana waa ànd sàmm jikko yi dinañ xaw a fayir tuuti seen soutien bu ñu ko war a apporter parce que dañuy bañ sama mbokk murit yi mere leen wala ci aussi dinañ xool nan la ñuy hésiter ba ñenn ci peuple yi bañ leen mere mais man je me dis que tey jii ak lu mënti xew sama mot d'ordre ak moo bi ma mujjee commencé wax mooy lan tey suñu mbokk jullit la moom dafa jàppante ak koo xamante ne ay borom ñaari tur lay jàppale lu mënti xew problème murit wala tijaan man du ma ci dugg parce que man nit laa tey kenn mënu maa wax looloo xamante ne man xaw ma ko wala wóoru ma lépp lu may wax rek lu may wóor la tey jii am naa xelu réfléchir mais lu mënti xew laa la wax de sénégalais yi musulmans yi ñëpp dañoo war a rejoindre waa FRAPP ak waa ànd sàmm jikko yi ñu dem jëlee professeur Omar Diagne fële fu mu tëdd. d'accord xam naa dañuy gën a avancer li nga xamante ni rek mooy waxtaan bi parce que temps bi duñu permettre ñu mën a wax lu ñu mën a dugg ci sujet yu bari mais dañuy daal di dem ci li nga xamante ni mooy dossier Adji Sarr Sonko ginnaaw bi nag gis nga ni ki nga xamante ni gis na sama caméra mi ngi may signaler mais d'accord dinañ gën a gaaw ba ci mujj ñu nga woon ci tribunal bu Dakar moom ak ki nga xamante ni mooy Ndeye Khady Ndiaye ñu fa doon amal benn confrontation mais gis nga ki nga xamante ni mooy Ndeye Khady Ndiaye li moo xamle bi mu génne mooy ni moom ki mu jàkkaarloon comme si du Adji Sarr dafa mel ni dañoo weccoo Adji Sarr ci li nga xamante ni mooy ay bëtam lan nga jàpp que ni moo tax kii di Ndeye Khady Ndiaye wax lu ne mel Adji Sarr nag ñëpp gis nañ ko bi muy dem tribunal engagement bi mu àndaloon mbooloo bi mu àndaloon ndax jàppoon bu muy dem gis nga ko bu muy ñibbi non bi muy ñibbi moom grave mais bi muy ñëw gis nañu ko non defal naa ko rek dama laaj aji bu muy ñibbi ndax gis nga ko xam nga tey ji yéen a ngi wax ba tey mais dafa guddi woon parce que noonu rek la mënoon a def dafa guddi woon gis nga maître mi nga xamante ni moo nekkoon sunu gaal 27 bëggoon naa après ma envoyé leen sunu gaal 24 bëggoon naa après ma envoyé leen mais man gis naa benn vidéo parce que bu muy génn daw dugg mais man je me dis que ni gisuma ci dara loo xamante ni peut-être dafay affaire bi guddi woon na donc loolu rek la mënoon def du génn dem ci otoom mais ci Ndeye Khady Ndiaye la ñuy ñëw moom mi wax que ni moom ki mu jàkkaarloon du Adji Sarr loolu lan nga jàpp que ni moo waral Ndeye Khady Ndiaye wax lu ni mel non loolu moom c'est naturel quoi xam nga moo tax da ngay xool maanaam sa benn xarit bi nga mos di àndal lu yàgg dama ko misaal ci xarit rek d'accord li nga mos di àndal lu yàgg léegi sa xarit boobu tey ngeen dem ba toog benn moment gisante woo leen nga gis ko moom mu adopté benn comportement boo xamante ne par exemple ça reste à désirer quoi peut-être tu peux dire que kii nii tey jii ki ma gis bokkul ak ka ma gisoon c'est-à-dire nit ñi dañuy changer du jour au lendemain Adji Sarr tey jii ñëpp xam nañ ne Adji daa changé koo xamante ne moom wax dëgg fa yàlla ay yëfu dof la doon def. yëfu dof c'est-à-dire. yëfu dof ay génn di sinap di wane ay cëram y a des vidéos sur l'internet quand même xam nga tamit bon mënuñoo na bëlëb mais Adji da doon génn di def ay yëfu yoo xamante ne bon c'est pas digne d'une vraie femme sénégalaise quoi à mon avis sama xalaat laa wax. loolu taxul ñu jox jigéen cër. yooyu la doon dundee. mais loolu yëf yi xale la loolu muy def di sinap ñu ñëpp dañu koy def ay affaire xale la. mais loolu est-ce que bokk na ci dossier bi c'est-à-dire tey Ndeye Khady Ndiaye bu demee ba gis engagement bi Adji Sarr am ci dossier bi dem bay wax ni sax dafa bëgg procès jamono juñ toll ne est-ce que kii di Adji Sarr nag wanewul benn màggate boo xamante ni dafa daal di tiital sax mën nañoo wax loolu ki nga xamante ni mooy Ndeye Khady Ndiaye. non mën na wane loolu c'est-à-dire man loolu laa lay tànti wax. dama laa ne koo xamante ne gën nga koo gis. am cër bu mu la joxoon am bët yu mu la doon xoole dem ba à un moment léegi nga ñëwaat gis ne personne boobu comme si que dafa métamorphosé wu. dafa changé complètement yow sax mën nga gis sa benn xarit tey jii. mais Ndeye Khady ci bopp lay waxee de dafa mel ni. waaw mais ci bopp mën naa nekk tey jii ku ñu sol nga taar yi Cheikh Chérif bu doon dofloo Sénégalais yi. nekkul woon xale bu tuuti boo xamante ne mënul woon kii mais kooku soluñ ko après moom bu mu ñëwee mais quand même. comme waxi mag la doon wax n'est-ce pas. loolu c'est très facile en fait loolu moom c'est facile à expliquer nit ki daal ñoo doon nekk xam naa ko nii la meloon tey jii
ma gis beneen comportement boo xamante ne wax dëgg fa yàlla comportement bii nii mosuma koo gis ci moom je pense que je suis libre ma ne ki ma xamoon du kii. maintenant nag Adji Sarr ay ndax procès la bëgg wala bëggul procès ku bëgg a procès dina toog naan buñ may violé chaque jour nga génnee benn audio xam nga temps ñoom ndeysaan dañoo tomb ci piège yu ndeysaan Mollah Morgun chaque jour ñu génnee benn audio aji naan xaw ma Ousmane Sonko lii la ma doon def Ousmane Sonko lee la ma doon def Ousmane Sonko lee changé Ousmane Sonko na def Adji Sarr di n'importe quoi on s'en fiche d'elle soo bëggee dégg dëgg. même na ko violé sax. non violé wu ko. su ko violé woon ñun dañuy ne carrément na dem wuy ji su ko violé woon dañuy wax loolu mais tey jii ku ne dañ maa violé yor ñaari arme comme Bour Sine nu mu koy waxee. sama maam bu. Bour Sine nu mu koy waxee sama mbokk Diouf boobu. xam nga tey jii maître boobu da doon wax ne ay dañ koo violé ak ñaari arme ak def lii ak def lee. léegi ñoom ñu retourné ba tey jii naan non tëddee na ko wala tëddeewu ko di retourné naan non buñ may violé man string laa soloon excuse-moi du terme. ak benn soutien gorge moom mu tëdd après man mu tëj bunt bi. en fait su nekkee nit ñi dañuy dof-doflu ñun dofuñu. parce que mais quand même comme su ma déggee ngay wax dafay mel ni même su viol amut. moom ak Ousmane Sonko am na lu ñu sekk. man loolu sama yoon new ci man tey jii góor yàlla laa. ñaata góor yàlla ñooy nekk ci biir nit ñi di séqante ak ay nit te kenn du xam lan la ñuy séqante fii ku fi taxawoon ne carrément man lii ak lii laa séq ak diw est-ce que nit ñi dinañ la jox cër. c'est que li ci xaw a bu fekkee loolu am na li ci xaw a am nit ñi lu leen ci xaw a bett mooy Ousmane Sonko. pourquoi mu leen di bett. la personne de Ousmane Sonko. pourquoi la personne de Ousmane Sonko Ousmane Sonko nit la man xam nga lan laa mën comprendre tey pour ay caaxaan ay mbalak ay faux ay nit di ci dee te ces gens là ils vont payer dañ fay de gars yi nuñ ko waxee rek naan mooy suñu hymne national bu ñu jël temps les 4-4 di nuyu aussi Ben Taleb bu mu ngi ko doon wax ce matin rek mais ñun on sait que aji xam nañ ne ñun day fen aji ci boppam xam na ne moom day fen ñun wóor nañu ne ñun aji day fen te aji xam na ne ñun xam nañ ne day fen mais moom mu ngi continuer di fen dégg nga moom bu baax. ñenn ci Sénégalais yi continuer di gëm fen Adji Sarr loolu nga bëgg a. yan Sénégalais des gens yoo xamante ne on les a payé jox leen ay 5000 rusuñu wax ne ñun jox nañu 5000 gis nga tey dafa jot yëf yi ñu réglé ko ci mbedd mi quoi ci sama xalaat. tey gis nga waa Pastef man ci lan laa leen di woo actuellement maanaam gouvernement Macky Sall buñ leen may dara te Ousmane Sonko buy dem wuy ji laa la wax de. suñu mënee am plus d'1 million de personnes ci mbedd Dakar yi sécuriser Dakar ba pees ko del defal naa ko rek may ma continuer jamono ji gis nga 14 personnes ñoo daal di ñàkk ci seen bakkan ci li nga xamante ni amoon na fi est-ce que Sénégalais tamit soxla woot nañ ay seeni doom di deewaat ci mbedd mi 14 personnes yooyu ñoo leen rey nguuru Macky Sall j'accuse directement ñoo leen rey mais bul fàtte ne Ousmane Sonko aussi dafa woote Ousmane Sonko moo woote résistance. waaw suba lu ko arrivé su paree woon day woote résistance gars yi demaat résister yow problème Adji Sarr bi xam nga lan laa jëlee. man mii di wax ak yow. xàmmee nga ma est-ce que peut-être ñu bëri duñ ma xàmmee wala duñ ma gaaw a xàmmee. mais man maa nekk première victime ci problème mu Adji Sarr bi. ci naka. man gis nga am na kenn ku ñu dóoroon ba ñu dañ koo dóor bal ci bopp. du bal projectile la. man mii la man maa subiroon opération bi. ci hôpital comment dirais-je Ogui tey jii combat bi ma nekk di ma ne nii damaa xam ne ci dëgg laa nekkoon ñun 14 personnes yooyu xam naa ñooñu moor nañ déjà. mais ñoo xamante ne ressuscité nañ mooruñu deewaguñ ñooñu tey jii amaat nañ conscience ne carrément combat bi su amaatoon dañ ciy dem xam nga lan moo tax parce que teguwul ci dëgg te keneen peut-être mën na subir lu mel nii suñ ko bàyyee keneen di ko subiraat yow Karim Wade bu ñu ko fiy tëj lan la ñu waxoon dinañ ko ba. Khalifa lu ñu ko fi tëj lan la ñu waxoon dinañ ko fi ba léegi le troisième Ousmane Sonko suba laa la wax de suñu woote waat dañ koo jaayaat doole sénégalais yi patriotes yi dañuy génnaat def leen je vous dis de je précise bien ñu def leen lu raw lu ñu leen defoon mois de mars c'est-à-dire on n'hésite pas on ne recule pas et on ne pense même pas à laisser Ousmane Sonko aller seul en plus di dem wuy ji fële palais de justice xalaatuñ ko sax c'est-à-dire moom Sonko moom mën na toog mu ne man ok sama militant yi buñ dem mais ñun militant bi laa la wax de
on veut 1 million de personnes maintenant nag. parfois nag est-ce que yéen tamit doonul wuyu seen tur nit ñenn ñi di leen dut baaxaamu tuuma ne ay nitu fitna ngeen parce que. c'est parce que loolu ngeen bëgg gis laa su ma déggee ngay wax. dafay mel ni da ngay woote waat à ce que nit ñi génnaat ci mbedd mi xamuñu lan mooy xewaat xamuñu ñenn nit ñooy deewaat. mais tamit parfois est-ce que bu ñu leen dut baaxaamu tuuma ne ay nitu fitna ngeen aussi di ko xaw a nuru. en fait lan mooy nitu fitna. du ma ne waxuma sax mais ñenn ci ñi nga xamante ne. dama laa laaj lan mooy nitu fitna. déjà yaa ngi woote waat pour nit ñi génnaat. ok wàcce yóbbu sa leader gunge ko loolu fitna la. mais aji dem na. aji bu mu demee ànd naag ay mbooloom. aji bu mu demee mais gisuñu fa benn loo xamante ni peut-être amaana sax yéen amaana woon sax mën naa jàpp que ni ñi nga xamante ni ñooy militants ñoo nekkoon du Pastef fi ñoo nekkoon du yuuxoo wala def ay yëf. waaw aji dem na mais dem na si jàmm ñëw na si jàmm amul problème d'accord soxna si d'accord naa ak yow. nangul nañ ko. même su nekkee ñooñu dañ leen fay. déjà ils ont payé des personnes wóoruñu nag. soxna si tamit gis nga vidéo yi di daw gis nga vidéo yi di daw gis nga ne carrément ay nit a ngi nii ñu ngi dem kan ma wax tax yow ñëwoo rek jël sa benn benn partisan Sonko sa ba da ko def. waaw loolu benn partisan Sonko mën na ko def mais su doon par exemple tey jii amaana kooku solul ci set yi nit ñi soloon ak yorul drapeau boo xamante nit ñi di doon manifester pour Adji Sarr loolu la ñu yoroon. amaana kon du ñu wax ne dëgg la. yaa ngi dégg man ci côté bi ngay wax naan laaj naa la benn wax sànq tontu woo ma. dama ne lan mooy nitu fitna. yéen vous pensez que yéen fitna weesuwul yéen jël ko benn xale bu jigéen bu ndaw def ko marionnette tëj ko ci benn endroit yow ñaata xale yu jigéen lañu violé bii Sénégal. question de sécurité la moo tax ñu def ko. ban sécurité kan moo koy laal fii kan lañ fi mos a violé ba nit teg ko loxo. tu penses que tey jii Adji Sarr. mais dafa doon jot dem ay menaces yoo. kan moo ko menacé dafa doon jógee ci. yéen Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi boobu di wax di saaga tey jii nekku fi dinaan dañ ko doon menacé après moom mu retourné ànd ak waa nguur gis nga xam nga lan la ñu mën a comprendre tey jii Adji Sarr d'accord dañ koy menacé léegi c'est au moins ñoom ñu yóbbul ko ci seen ay mbokkam bi toog foofu sécuriser ko foofu lan moo tax bëgguñu bàyyi Adji Sarr moom mu am accès ak public bi te bëgguma sax ñu continuer li ma la doon wax sànq waxi fitna bi nga doon wax. loolu laa bëgg ñu seen ci tuuti ma ne la kan mooy nitu fitna ma ne la ñoom ñooy nitu fitna. non man waxuma leen carrément que ni yéen. non da nga maa laaj dañuy xalaat est-ce que nit ñi duñu xalaat. oui ma ne nit ñooñu est-ce que waruñoo xalaat ne par exemple tey jii ñii di def loo xamante ne defuwul ñii di teg loo xamante ne teguwul. ñii di gëmloo wala forcer nit ñi loo xamante ne nekkul est-ce que xalaatoon na ne ñoom ñooy nitu fitna. sànq nee nga ma Ousmane Sonko première fois bi dafa woote amoon na ay 14 morts Ousmane Sonko lan moo tax moom mu woote Ousmane Sonko député la n'est-ce pas. député balaa ñu muy dem wuy yi dañoo war a lever immunité parlementaire am n'est-ce pas. léegi lan moo tax tey ma jox la exemple dans 48 heures ñu baakale lépp dossier ba Ousmane Sonko moom mu war a dem wuy ji loolu nekkul ci xeetu violence nga gis ne lii ñii lañ ko war a defee lii yoon lii la wax ci lii. yow nga ne non duma ko def man neneen laay defee soxna si yow man ma laaj la yow loolu ndax nekkul ne loolu moom mooy fitna dëgg gis nga fitna du caaga ne yow def nañ ko de mais fitna ja la ko andi tey jii nag waa Pastef demuñu pour gunge Ousmane Sonko wala histoire te ba tey waxuma soo ma dégloon bu baax nag. di nga comprendre. ba tey waxuma moo tax ma bëgg cee insisté dama la bëgg a wax ne tey jii Ousmane Sonko suy dem wuyu ji mën nañ ko gunge mu dem wuyu ji. mën nañ ko accompagner mu dem muy ji. après ñun ñu gungeewaat ko mu ñibbi ci këram. parce que tey jii mosuñoo gunge Ousmane Sonko attaqué nit. mosuñoo ànd ak Ousmane Sonko tooñ nit. mosuñoo aussi taxaw ak Ousmane Sonko di tooñ nit mais au contraire dañuy fekk taxaw Ousmane Sonko ñoom ñu ñuy sànni. d'accord defe naa li ñuy cëraloon ci temps bi daal dinay jeex Vito den fàttali Vito membre la ci mafia kàcc kàcc mais également membre la ci militant wu Pastef la aussi. loolu nga tàggatoo rek ba beneen yoon incha allah. waaw bon di nuyuwaat ñëpp rek. di remercier aussi di la remercier vraiment ci kii bi di remercier aussi sa équipe bi yëpp. di woo aussi di ci insister Sénégalais yi. dañ jóg génnee ji Cheikh Omar Diagne fu mu nekk loolu foofu du place am gis nga gor moomul kaso. te kooku deful loo xamante ne tey jii war nañ ko mën a denc foofu mu toog su loolu weesoo aussi di woowaat aussi waa Pastef surtout. Pastef surtout bu dara sedd j'appelle et j'insiste à ce que ku leen wokk ku leen ko mais nag bu ñu tooñ kenn quoi. bu leen tooñ kenn bu leen inciter nit ñi ci loo xamante ne baaxul waaw mafia bi aussi di wax gaa ñu gën a góorgóorlu rek. xam naa ne gën a kàcc kàcc. te
et ñu gën a aussi garder suñuy principe mooy lan dénoncer loo xamante ne vraiment du yoon. jàppale peut-être ñoo xamante ne war nañ leen mën a jàppale déglu population bi aussi te bañ a vraiment jàdd koñ mukk ci suñu mission bu ñu nekkee nuyu nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp et je vous remercie. Merci Victor di remercier aussi ci nangul gi ñu nangul